asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokki sénégalais yi ñu ngi leen di nuyu bu baax di leen siyaare di leen baalu àq ak di leen baal àq ñu bëggoon nag tey indi tuuti ay leeral ci fii xam ni fa la sunu xam-xam yam ci projet de loi bi nga xam ni génn na fan yi mu jëm ci wàllu ay réforme ci loi de extranjería muy bon loi bi nga xam ni moom moo ñu tënk ñun ñi nga xam ni ñooy ay émigré ñëw ci dëkk bi te ni ñuy amee kayit ak sunu dundin fii yëpp moom moo ko tënk mu mel ni nag dafa am ay coppeeku yu ci am fan yii ba am na ñu bëri ñun doon woo di ñu ko laaj waaye ñu fas yéene woon def ci ay gëstu ba am ci lu leer man leen a jottali li nga xam ni moom moo ci ëpp solo waaye boo xoolee loi bi bu ñu ko tënkee li ëpp solo daal li bees li nga xam ni ñëw na ci mën nañ wax ni benn bi mooy loi bi yombalal na étudiant yi nga xam ne dañuy ñëw Espagne di fi jàng si am na lu bari loo xam ne mënuñu ko woon bu njëkk ndax ñooñu loi bi may leen woon ñiy mën a daan seen doole di am loo xam ne ni sax dinañ ko mën a dunde loolu dafa mel ni dindi nañ ko ba léegi étudiants yooyu may nañ leen possibilité ñi man bu ñuy jàngit am waxtu yoo xam ne nii dinañ ko mën a liggéey loolu benn la beneen bi mooy li ñuy wax arraigo por la formación arraigo por la formación mooy boo leen seetee bu njëkk arraigo bin daan def mooy arraigo por circunstancia excepcional nga xam ni ci leen la daan laaj maanaam ay contrat de travail bu 1 an ba pare ak ay informé de arraigo social nga am fi ay 3 ans yooyu yëpp arraigo boobu moom lañ gën a miin mais arraigo bi arraigo bu bees la arraigo bi maanaam dafa doon loo xam ne nii képp koo xam ne nii dafa jóg ngir jéem a def formation diirub li ngay def formation bi état bi dalay may këyit woo xam ne nii dina durer at di mën na koo durer boo defee formation bi ba ci kanam nga gis ni sa formation àggul pour sa formation mën a mat da ngaa soxlawaat ñi may la état bi mën na laa mayaat beneen at yokk ko ci te loolu yëpp mooy diir bi nga xam ne yaa ngi def formation nga xam ne yow bis boo demee fa nga xam ne fa ngay def formation ba maanaam def sa matriculation maanaam nga inscrire indi matriculation bi yóbbu ko extranjería ñoom ci saase dañ lay may at waaw boo demee ba sam njàng nga gis ni àggul te kat da nga ko bëgg a àggale mën nañ laa mayaat beneen at boo demee nag ba nga xam ni maanaam pare nga sa formation professionnelle ba am sa diplôme bu boobaa boo gisee koo xam ne ab impresario la moom ci boppam mën naa ñëw dugalal la këyit nga mën a am 2 at yoo xam ne nii dañ la koy may pour nga mën a commencer liggéey bon loolu defe naa ne lu am solo la loo xam ni war nañ koo mën a bàyyi xel rawatina xale yi nga xam ne ñi ngi fi te xam-xamit lu am solo la ndax ëllëg mooy tax nga am formation professionnelle boo xam ne nii ci nga mën a jéggaani wuti liggéey bon loolu dañ koo def ngir encourager xale yi ñu dem jàngi ndax boo tàmbalee bay jàng rek état bi dala koy reconnaître jox la këyit ci saase nga mën a àggale sam njàng boo paree it contrat bi nga xamee ne nii da nga koy soxla ngir mën a am yeneen 2 at duñ ko diisal dañuy ndax bu njëkk dañ naan la ay 1 an mais loolu léegi amatul salaire bi nga xamee ne aussi moom la impresario bi war la koo fay bu nekkee rek salaire minimum interprofessionnel mooy salaire bi gën a ndaw dañ la koy nangul may la ay këyit bon loolu novedad bu am solo la ñu koy wax bon arraigo por la formación bon loolu nañ ko jàpp bu baax xam ni ci novedad yi li gën a li bees li la ci loi bu bees bi ngir
xale yi mën a dem formation professionnelle maanaam daal mbir mi mooy ku ñëw bëgg a jàngi rek den la may këyit nga dem jàngi. loolu nag ñoom ñi ngi ko jéggaane Allemagne ndax Allemagne ñoom noonu la ñuy doxalee képp ku fa ñëw boo demee di jàngi rek dañ lay jox autorisation nga mën faa nekk ba àggale sam njàng boo paree ñi fexe wutal la impresario boo xam ne moo lay wutal benn contrat nga mën faa jaar am këyit bon loolu nañ ko jàpp ndax lu am solo la. beneen ponk bu am solo boo xam ne nii génn na ci loi bu bees bi mooy dafa am ay coppeeku yu bëri yoo xam ne nii indi nañ ko ci wàllu rénovation maanaam yeesal say këyit yeesal këyit gi léegi ñoom li nga xam ne moom lañ tënk muy rénovation maanaam am compte initial war a ba pare nga war a def sa rénovation léegi am nañ ay coppeeku yuñ ci indi coppeeku bu njëkk bi gën a fës bi ñëpp war a xam mooy léegi buñ la defalee rénovation moo xam muy compte Agena wala compte Propria au lieu ñu lay may 2 ans dañ lay may 4 ans buñ la mayee 4 ans nag donc la may 5 ans pour permanente bon loolu moom moo ci gën a fës ci rénovation de permisos de residencia por cuenta inicial waaw nga am por cuenta initial bëgg a dem rénovation buñ la rénover rek léegi directement da ngay am 4 ans moo xam muy Propria wala bokk muy Agena loolu moo ci gën a fës wàllu rénovation boobu tamit mën nañ wax ni léegi am na ci leneen loo xam ne aussi jar naa xam moo di ni bu fekkee ni bi ngay wut këyit dañ laa defaral contrat war nga mën a démontrer loolu moom amoon na fi que ni këyit wi nga xamee ni wala boog contrat bi nga xamee ni ci nga amee woon këyit contrat boobu ba muy jeex yow maanaam jeexaloo ko waaw jeexaloo ko mi ngi mel ni ngay toog ba caag di liggéey ba caag rek nga abandonné liggéey ba il faut que nga démontrer que ni même foofu bi ma fay liggéey même bi sama liggéey jeexee nekkul woon ci sama coobare waaw loolu lu ci am solo la. il faut que tamit booy yeesal lu mu tuuti nga cotiser ñetti weer par at boo ko cotiser loolu aussi dina la yombalal nga mën a yeesal waaw nga mën a yeesal bu fekkee diggante bi tamit maanaam bi nga ñàkkee liggéey bi te liggéey bi nga ko ñàkkee woo ko ci sa coobare moo xam dañ laa dàq wala leneen comme ni nga ko daan defee rek da ngaa war a dem bindu ji ca CP wane ni yow jamono boobu yaa ngi doon wut liggéey loolu dina la yombalal nga mën a maanaam yeesal dina la yombalal nga mën a yeesal tamit kayit bi waaw bon rénovation bi yooyu coppeeku indi nañ ko ci te loolu tamit jar naa bàyyi xel. bu fekkee aussi ci arrêt social bi nan xam ni léegi bu njëkk dañ daan laaj contrat boo xam ni contrat bu benn at la mais loolu léegi jëlee nañ ko fi léegi contrat bi ñu lay laaj pour nga mën a déposer arrêt contrat boobu jaratul muy doon 1 an waaw jaratul muy doon 1 an li nga xam ne aussi moom lañ doon la laaj ci xaalis loolu tamit wàññi nañ ko bu baax. l'essentiel mooy salaire bi ñu lay fay na àgg rek ci li ñuy wax renta social renta social wala salario minimum boo ko amee rek dina doy ngir nga mën a nga mën a déposer bon loolu mën wax ne ak coppeeku la ndax bu njëkk at lan la daan laaj te at dafa jafe woon ci entreprise yi te entreprise yi aussi dañ leen a tegoon ay yu diis yoo xamee ne nii pour ñu mën la defal contrat dafa daan xaw a diis ba kenn daawul ko nangu waaye léegi loolu gën nañ ko yombalal bon loolu nañ ko xamee noonu xam ni wet googu tamit indi nañ ci ay coppeeku yu am solo.
ci wàllu contrat boobu tamit léegi waxoon naa sànq ni demandé tuñu ay un año contrat boo xam ne benn at lay def, mais boo amee benn contrat boo xam ne nii duration bi minimum 20 horas semanales dinañ la ko nangul. waaw dinañ la nangul sax par exemple nga dem ba nga xam ni di nga mën a liggéeyal ñu bëri mi nga xam mi ngi mel ni tey nga dem ci biir benn tool liggéey fa, ëllëg nga dem beneen tool liggéey fa. L'essentiel bu fekkee ni doon na sax 20 horas semanales bu boobaa dinañ la ko nangul ngir nga mën a déposer. am na leneen loo xam ne nii tamit war nañ ko cee boole muy arraigo laboral. Arraigo laboral jamono yële boo leen déggee mooy arraigo bi nga xam ni au lieu que léegi muy doon ñetti at bii dafay doon arraigo boo xam ne nii ñaari at rek lay durer. maanaam bu fekkee ni yow bi nga fi nekkee masoon ngaa am foo doon liggéeyee te fa nga doon liggéeyee liggéeyoo fa woon ak say këyit te nga mën koo démontrer, loolu boo ko mënee démontrer ak par exemple firnde bu leer, bu boobaa ñoom dinañ la mën a defaral këyit. maanaam nga wane ni amoon nga doon nga liggéey lu tuuti lu mat 6 mois, maanaam ci ñaari at yu mujj yi am nga barab boo xam ni liggéey nga fa diir boo xam ne nii lu mu tuuti mat na 6 mois. waaw mat na 6 mois. waaw loolu bu fekkee ni yow mën nga koo démontrer, mën nga faa jaar ba ñi mën laa may këyit ci li ñuy wax arraigo laboral. waaw arraigo laboral. waaw loolu lu jara bàyyi xel la, ndax dafa doon loo xam ne ni tribunal bi moom moo ko décidé woon ci benn sentencia, waaye léegi dañ koo jël la nga xam ne moom la tribunal bi décidé woon dañ koo jël léegi def ko muy loi. dañ koy def léegi muy loi, nga xam ne léegi képp koo xam ne situation boobu yow nekk nga ci, mën nga indi firnde bi. boo indee firnde bi mën nga cee jaar ba mën a am ay këyit. leneen li nga xam ne aussi jar naa xam mooy coppeeku yi nga xam ne nii am na ci loi bu bees bi nar a dugg. coppeeku bi maanaam day appliqué wu ci ñi nga xam ni dañoo déposé woon seeni këyit yu yàgg te këyit yi boobu ba tey saafaruwuñ ko woon ngir loi bu tar bi fi nekkoon. bon kenn ku nekk am nga sañ-sañ demander ni sa cas nan ko appliquer ci loi bu bees bi, ba nga xam ne bon loi bu bees bi moo xam kuy dugal këyit à partir du par exemple 17 août, ndax le 16 août la war a commencer, wala boog képp koo xam dafa déposé woon te say këyit nekk ci biir ngir condition yi nga leen la waxoon doon condition yoo xam ne yu jafe la, am nga sañ-sañu demander léegi ñu appliquer la condition yu bees yi. mi ngi mel ni par exemple koo xam ne dafa déposé woon arraigo, ñu ko doon laaj benn contrat boo xam ne contrat bu 1 an la te mënu koo am. bon tey jii ak ni nga xamee ni moom la ñu gën a yombalee mbir mi, kooku am na sañ-sañu tey jii wut beneen contrat boo xam ne nii da koy assurer 20 horas semanales. bu ko defee bu ko déposé, loolu tamit dina ko dimbale ba mu mën a jot ci kayit yoo xam ne nii déposé woon na ko te boobu ba tey amul benn saafara bu ci am. leneen lu am solo loo xam te war nañ koo xam moo di ni dafa amoon tamit benn sentencia bu tribunal communautaria bu amoon. sentencia boobu li mu waxoon mooy képp koo xamee ni nii da ngaa am doom joo xam ne nii dafa am nationalité espagnole, wala boog nationalité wala boog passaporté bu comunidad europeo, moo xam nga am doom boo xam ne am na nationalidad espagnole wala moo am nationalidad française, yow am nga droit bu fekkee ni wane nga ni la war ci sa doom yaa ngi koy def, yaa ngi koy yore ga nga xam moom nga ko war a yore,
am nga droit déposer ngir am ay këyit te boo déposer ngir am ay këyit da ngay am communautario boo xam ne nii 5 ans lay doon waaw loolu tamit bokk na ci loo xam ne léegi loi bu bees bi daf koy jël en compte bon loolu nan ko bàyyi xel bu baax a baax képp koo xamee ni nii am nga doom joo xamee ni nii moo xam nga am doom boo xam da nga ko am ak tubaab doom ji am nationalité espagnol wala boog moo am nationalité française kooku am nga droit yow bu fekkee ne wane nga ni doom boobu yaa ngi ko yore na nga ko war a yoree am nga droit déposer pour am ay këyit bu boobaa communautaire yoo leen lay jox te 5 ans lay doon loolu aussi dafa doon loo xam ne nii tribunal bi nga xam ne au niveau européen moo ko décidé woon mais loi bu bees bi daf koy intégrer boole ko mu doon loo xamee ne léegi ci loi bi lay bokk. leneen loo xam ne aussi am na solo tamit mooy li ñu waxoon léegi ci arraigo bi nga xam ne mooy arraigo la formation nga xam ni mooy ñi nga xam dañuy jàng ñooñu bu ñu demee ba nga xam ni def nañ seenum njàng ba pare ba def ba am seen diplôme ba def seeni pratique ba gis liggéey maanaam benn employeur boo xam ne nii bëgg na leen a jël leen ba defal leen ay këyit ñooñu mën nañoo wëlbatiku bu fekkee ni seen njaboot dañoo nekk ci dëkk bi te amuñu këyit ñooñu mën nañoo wëlbatiku demander leen autorisation de résidencia et de trabajo mën nañ wëlbatiku demander ko bu boobaa tamit rek dañ leen di laaj ndax ñi ngi liggéey ak tamit ndax am nañ kër bu ko defee dañ leen di yombalal ba seen doom yooyu wala seen njaboot gi nekk fii ci dëkk bi te amuñu këyit ñu yombal leen ko ba ñooñu seen doom yi ak wala boog seen njaboot googu mën a am ay këyit loolu dafay mel ni rek ab genre regroupation familiale boo xam ni maanaam joxuñu ñooñu visa ñu jógee Sénégal ñëw fii waaye daa fekk ni ñoom ñi ngi woon fii ci dëkk bi yow nga dem def sa formation ba am say këyit ba ñu jël la nga wëlbatiku nag am sañ-sañub demander sa famille boobu nga xam ne ñu ngi fii amuñoon ay këyit ñu yombal leen ko ba ñoom it ñi mën a nekk ci situation bu régulière ba mën a dëkk ak yow. leneen aussi luñ ci mën a yokk mooy am na benn bànqaas boo xam ne nii dañ koy créer ñu koy wooyee unidad de tramitación de expediente de extranjería maanaam beneen bànqaas boo xam ne dafay ñëw gën a dooleel extranjería fexe ba këyit yi nga xamee ni yëpp dafa taga témbe woon nekk ci biir ñoom dañuy ñëw fas yéene maanaam def benn lu ni comme lu doon wax rek fast track fexe ba këyit yooyu yëpp ñi mën koo lijjanti donc dafa am ay recrutement yu am solo yu ñuy def ci ay fonctionnaires bu ko defee ñooñu dañuy bokk ci li ñuy wax unidad de tramitación de expedientes de extranjería nga xam ni këyit yu bëri yoo xam ne ni ay sollicitudes yu nekkoon ci biir ak yeexaay gi nga xam ne dafay yeexoon nga xam da ngay déposer di xaar lu bëri ñoom dañoo ñëw ngir jéem koo saafara appojar bu baax donc waa extranjería ba këyit yi ñu mën ko gën a axilisaar ba mu mën a ba képp koo xam ne déposé te nga maanaam say këyit du yàgg genn yàggaay bi ci biir maanaam ci biir extranjería loolu nag bon te boole nañ ko ci réforme yi nga xam ne war naa am lii ma leen wax lépp nag lu nu jàngat la ci sunu xam-xam bu néew mais maa ngi ñaax nit ñi ñu tamit jege avocat yi waaw surtout jamono biñ toll ñëpp xam nañ ni jamonoy liggéey la peut-être sunu jot ak sunu kii mayuñu wax dëgg yàlla ñuy attendre ñëpp buñ ko mënoon mu fekk ñu ci jamono joo xam ne sax jamonoy hiver la dinañ ko man waaye liñ ci jublu rek mooy xamal leen novedad yi nga xam ne am na opportunité yi nga xam ne am na bu ko defee nag na nit ñi jéem a jege avocat yi bu ko defee ñi gën leen a leeral ba nga xam ni ñun ñëpp ñu mën a waajal suñu bopp ba lépp luñ ci suñu borom may rek ñi fexe ba man cee jot waaw loolu ñu bàyyi ci xel bu baax
am na sax ay carla wa maanaam ay xeetu waxtaan yoo xam ne programmé nañ ko ci waaye nag du doon jamono bi parce que jamono bi jamonoy liggéey la xam naa ne bu fekkee ne yooyu day amit ay mois de octobre lañ koy fas yéene di def gën koo leeral ak ay spécialistes yoo xam dañuy ñëw faram-fàcceel ñu ko ba lépp loo xam ne lënt nañ ñu ci loi de extranjería bu bees bi ñi mën koo leeral kooku waxtaan naa ci ba pare sax ak ay nit waaye dama xam ni jamono bii dafa xaw a xat ñëpp a ngi liggéey kenn amul jot bon lii sababu waxtaan wi rek mooy xamal leen ni leen coppeeku am na ci loi de extranjería coppeeku yooyu nag mi ngi commencé entrer en vigueur à partir du 16 août bii ñu toll ci lañ ko ci lay commencé di entrer en vigueur bon ñu bàyyi ko xel bu baax a baax te yàlla defal ñu ci tawféex ba lépp luy sunu wërsëg rek ñu mën koo jot te buñ ko jotee it yàlla na doon loo xam ni lu ñu jig lay doon. am na tamit loo xam ne ni ñoo ngi soññ nit ñi bàyyi ci xel mooy li jëm ci wàllu arraigo laboral xam nga wax nañ ni ñi nga xam ne nii dañ doon liggéey ci barab yoo xam liggéeyuñ fa ak seeni këyit liggéeyuñ fa ak seeni këyit lu mat 6 mois ci ñaari at yi mujj nga xam ne ñooñu mën nañoo buñ amee firnde mën nañ faa jaar ba mën a déposer pour ñi defal leen autorisation de residencia y de trabajo mais jamono yi aussi avocats yi am na loo xam ne ñu ngi koy commencé def loolu aussi neen ko bàyyi xel mooy ñi nga xam ne nii dañoo amoon ay këyit ba dem ba nga xam ne dañoo mujj ñi perte këyit ya waaye ñi mën a démontrer par bidaa laboral que ni ñoom donc doon nañ liggéey at yi weesu lu ëpp 6 mois buñ ko mënee démontrer par bidaa laboral tamit loolu nañ xam ne avocats yi ñu ngi ciy def benn liggéey bu am solo pour ñooñu tamit mën a war a récupérer waat seen këyit bon ñooñu nañ ko bàyyi xel moo tax nañ jege avocats yi voilà ñu jéem a xool possibilités yi nga xam ne yëpp rek loi bi may leen ko kenn ku ne yaay xool fa nga xam ne fan la gën a jàppandi ci yow bu ko defee nga mën a dugg ci porox ndoll boobu ba sa situation mën a régulariser wu. waaw am na tamit ci loi bi nga xam ni moom mooy loi d'extranjería bi war a génn lu am solo loo xam ne aussi amoon na mais dañ koo gën a yaatal tamit jël ci ay matuwaay yu gën a am solo mooy li ñuy wax contratación al origen maanaam at mu nekk léegi état bi dafay xool en rapport avec syndicats yi en rapport avec waa CP en rapport avec impresario yi ñu xool ñaata nit leen soxla pour jëlee leen bitim réew indi leen fii pour ñu mën a liggéey loolu aussi lu am solo la loo xam ne nii def nañ ci ay jàppandal yu am solo donc loolu aussi loo xam ne ni loi bi préparé na ko te loolu aussi doon nañ ko misaal ci suñuy waxtaan yu xaw a weesu di wax ni Espagne dafa manqué mano de obra dafa manqué ay liggéeykat yéen ñëpp seetlu ngeen ko at mi ni mu demee hôtel yëpp dañuy wër di wut liggéeykat mënuñu ko am moo tax ñi xam ni loolu mënta ñàkk te loolu aussi impresario yi ñoom ñoo ko laaj dañ ko soxla ci hôtel yi dañ ko soxla ci obra bi dañ ko soxla ci tool yi dañoo soxla ñoo xam ne nii ñooy ñëw di liggéey te lii tamit dafa am rek lu muy firnde mooy li ñuy wax immigrante yi seen apport ci économie bu Espagne tey jii yéen ñëpp xam ngeen ni liñ naan population bu Espagne dafa doon population bu xaw a vieillir maanaam mag ñi ñoo ëpp ndaw ñi mag ñi nag bu ñu demee ba nga xam ne ñoom ñoo ëpp ndaw ñi bu boobaa dañuy soxla ay ndaw ñoo xam ne ñooy liggéey pour mag ñi mën a fayeeku donc loolu li muy firndeel rek mooy que ni daanaka mën nañ wax tey jamono bii ñu toll émigré yi ñoom ñooy fay pension mag ñi nga xam ni ñoo nekk en Europe bon loolu contrato al origen boobu donc bokk na ci loi bi nga xam ni moo war a génn loi bi aussi am na loo xam ne nii moo ko tax a jóg mooy xeex ñi nga xam ni dañ leen di exploiter ci maanaam di leen liggéeyloo sans kayit looloo tax sax arraigo laboral bi ñu def ko léegi moom muy loi waaw ndax boo leen seetloo ñu bëri dañuy faral di jël ay xale di leen yóbbu ci tool yi di leen liggéeyloo mën nañ leen liggéeyloo ay at du leen nangoo defal contrat léegi nag képp koo xam ne nii loolu mas nga koo dund boo ci amee preuve boo ko yóbbee loi bi moom moo ko wax dañ fay jaar wutal la ay këyit donc daal ci tënk daal loi bi loolu yëpp moom la wundu
bon yàlla nañ ci yàlla defal tawféex liñ ci indi nag suñuy leeral rek la leeral yi nag mën naa am yoo xam ne sax dañ ciy juum mën naa am yoo xamee ni sax nañ ko gisee demul noonu waaye tamit wax nañ ci li nga xam daal moom lañ jàpp ni noonu la tëddee bu amee képp koo xam te mën na cee dolli dara ndax xam-xam du doy képp koo xam ni dolli na ci dara waaye gis na ci njuumte wala lu mënti doon it mu apporté ko rek ñu mën a fexe ba suñuy ñooñ mën a xam fu ñuy teg seen tànk ba mën a jariñu ci coppite yi nga xam ne am na ci loi d'extranjería salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu.